si seen plateau càmbaru bés bi comme ni ñu leen koy dégtalee saa su ne altine ba aljuma bu juróomi waxtu jotee jàpp juróom-benn waxtu ñuy jéggalu rek ci simili yi ñu am ci ay retard te dara waral ko rek lu dul ay ndog-ndog yi nga xamante ni moo di rek wàllum xarale di leen jaajëfal bu baax a baax di am mbégte kontante di leen rek dala laatal li nga xamante ni moo di plateau càmbaru bés bi ma si dee ànd ak comme saa su ne ñamay àndal di sama ay chroniqueur waaye it nekk rek ñi nga xamante ni daal ay taskatu xibaar lañu ci kër gi may am mbégte kontaante di leen dalalaat ñoom ñëpp ni ki tey àllarba Mouhamed Kolo ko ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Amadou Gningue di nuyu sama naataango yi ma bokkal plateau bi Amina Fadiga di kontaan ci teewaatam fii ci plateau bi ak Omar Gueye di nuyu mbokk internet yi nga xamante ni ñoo ñuy suivre jamono yi ci Thiaroye Info TV. di ko jaajëfal bu baax a baax moom Mouhamed Goloko di dalal ki nga xamante ni moo di Amina Paye di ko jaajëfal moom it bu baax a baax Amina ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Amadou Gningue waaye aussi di nuyu suñu mbokk internet bu baax a baax ci seen émission càmbaru bis bi dalal bu baax a baax ki nga xam ne moo di Fadiga di ko wax rek internet yi namoon nañ ko boobu ba léegi rek ci li nga xam ne moo di internet bi la doon càmbaree tey ñu am ko ci plateau bi mbégte lay doon saa su ne. di ko jaajëfal bu baax a baax moom soxna Amina Paye di la nuyu te di la naan dalal ak jàmm Mouhamed Fadiga namoon nañ la comme ni ñu ko waxee. waa ñi nga maa ngi leen di fay maa leen gënoon nam cher internet Thiaroye Info TV mais nga may ma rek ma nuyu ñi nekk ci plateau bi namoon naa leen trop soxna Abi mon frère Goloko ak mon frère aussi donc di leen jaajëfal di wax cher internet Thiaroye Info TV comme ni mu ko doon waxee saa su ne chaque soir heure bu baax bi ci émission bu mag bi càmbaru bis bi. di ko jaajëfal bu baax a baax moom Mouhamed Fadiga di jaare noonu naka di nuyu képp ka nga xamante ne naka di waan ji yaa ñuy toppee fële ca Parcelles di dëkkuwaayam moom Mouhamed Fadiga Omar Gueye borom neex soow ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Amadou di nuyu sama naataango yi ma bokk plateau bi muy Goloko Amina ak Fadiga di nuyu tamit mbokku internet yu Thiaroye Info yëpp di leen di dalal jàmm ci émission bu mag bi di càmbaru bés bi. di ko jaajëfal moom it bu baax a baax nekk taskatu xibaar ci kër gi moom Omar Gueye di leen jaajëfal bu baax a baax yéen it ñi ñuy topp jamono ji suñu page Facebook thiaroyeinfo.net waaye it ñi ñuy di topp rek suñu page Instagram Thiaroye-du-8 info di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xamante ni saa su ne ñu ngi xaar émission càmbaru bés bi gannaaw bu mu dawee ci page Facebook bi ba pare ñu war leen kaa dëgtal rek ci li nga xamante ni moom moo di sunu chaîne YouTube Thiaroye Info TV di leen jaajëfal bu baax a baax mbokk yi ak xarit yi ñu di topp rek ci càmbaru bés gi tey jii nag ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ni rek moo di ay lënt wala ay lëndëm ci wàllum géewu politique Sénégal bi nga xamante ni jamono ji ku nekk ngi jaar fu nekk ngir rek gagné li nga xamante ni daal moom moo di confiance su askan wi ci loolee nag ñu fas yéene ci waxtaanee tey sunu plateau càmbaru bés bi tey Mouhamed Fadiga ñu gis ni langue politique bi doy na waar Mouhamed Goloko te dama ko namoon xëy na Mouhamed Goloko ñu gis ni tey langue politique bi doy na waar lool ñu ngi gis ni jamono ji kenn ku nekk yaa ngi jukk di seeti sa morom bu nekk faree ci ku jëpp politique bi waaye it ñi nga xamante ni ñoo faree ci nguur gi ñoom it ñu ngi def seeni pexe ngir boole seeni ay doole tey ana naka nga gisee benn Ousmane Sonko buy jukk dem di seeti ki nga xamante ni moom moo di Khalifa Sall wala ñoom ñoo ñëwee daal seen biir di seetante ngir rek taxawlaat fësalaat seen taxawaay ci langue politique bi. waaw maa ngi lay jaajëfal Amadou Gningue man loolu bataille de positionnement laa koy tuddee parce que jamono jii nii ñëpp gis nañ ne li nga xamante ni moo fi xewoon dafa tegaat les cartes sur la table ba nga xamante ni jamono ji ñoom ñëpp ñu ngi ci au même pied d'égalité. boo xoolee ci sens boobu noonu la ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko lay def ay tukkit nemmeeku pour jël li nga xamante ni moo di monopole opposition bi ngir boot ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci opposition bi parce que quoi qu'on puisse dire depuis boobu ba léegi opposition bi dañuy loolu lañ ko mën a tuddee mais ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ba mu génnee fi nga xamante ni moo di garde à vue bu ñu ko defoon dafa ñëw porté waat combat bi montrer à Macky Sall que ni wala au pouvoir que ni man je suis le principal opposant et que combat bi dinaa ko porté man ak ñi nga xamante ni ñoo di waa opposition bi ci sens boobu noonu rek lay demee moom di jéem a accaparer ñi nga xamante ni ñoo nekk ci opposition bi ngir xëcc leen wala ngir nekk ki nga xamante ni moo di tête de file buy mener le combat de l'opposition mais ñeneen ñi aussi tooguñu parce que boo xoolee ki nga xamante ni moo di Barthélémy Diaz ak Khalifa Sall di ñooñu nga xamante ni ay éléments PS la ñu woon ba génn ber seen daara te ñu bokkoon ci Idrissa Seck ci élection yi passé ñoom aussi ñu ngi wane seen bopp bu baax a baax jamono jii nii ñu ngi wàcc ci terrain bi di def seeni démarches di dem ci seeni ay militants ngir ñoŋalaat li nga xamante ni moo di seeni
ni ay base politique waaye aussi waa APR aussi ñu ngi continuer Benno Bokk Yaakaar si on peut dire ainsi ñu ngi continuer ñoom aussi di def je peux l'appeler ay li nga xamante ay meeting déguisé c'est-à-dire di dajaloo di def ay massification yoo xamante ni ñoom aussi dañuy bëgg wane ni ñoom am nañ doole ba léegi mais lépp luñ ci mën a am daal mooy instant ni guerre des militants lañ toll guerre la boo xamante ni ku nekk day accaparer li nga xamante ni moo di ay population ngir mën a wane ni vraiment moom dafa am doole mais profito ci occasion bi nga xam ni crise la déséquilibre la pour defaraat ay arrière politique am. noonu lay demee saa su ne Amina Paye tey bu ñu gisee terrain politique bi lëndëm na loolu kenn ku nekk fa nga faree yaa ngi jéem a jukk jéem a wan ni askan wi yaa ko gën a jege ci loolee ñi nga xamante ni ñoo faree ci kujje politique bi moo xam muy Ousmane Sonko Khalifa Sall wala ñi nga xamante ni rek ñoo nekk ci ginnaaw Karim Wade doonte gisaguñu seen leader ñoom ñooñee ñëpp ku nekk yaa ngi jéem a defaraat sa taxawaay ci terrain politique bi ana loolu nag lan moo ko war a dëggantaan. man je dirais que ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko mooy yee bi leen mbir ndax ni ma ko waxee sànq rek tey jii ku ci mel ni Khalifa Sall gis nañ ne ay benn moment wa ngi nii kenn dégg ko ci dara mais aussi kenn gis ko ci dara mais le fait que tey jii Ousmane Sonko jub am xëy na benn politique boo xamante ni mi ngi koy def képp koo xamante ni parti opposition nga fayee rek fi ci diwaanu Sénégal sol na daal lam dem seeti leen mu nekk loo xamante ni moo éveillé yi ñeneen ñi moo tax karimiste yi daal di jóg ñoom tamit dinaan seen leader rek mi ngi waajal def li nga xam ne moo di retour am waaye aussi tamit ku ci mel ne Khalifa Sall moom tamit gis nañ ko fan yi mi ngi def ay tukkib nemmeeku di dem seeti ci ñenn ñi ci waa opposition bi mu mel ni rek dafa mel ni ñoom ñëpp rek dañoo bokk ay bëgg-bëgg te comme dañoo bokk ay bëgg-bëgg xëy na dañ naan bu ñu booloowee rek doole dinañ am loo xamante ni dafay solide dinañ am loo xamante ni dafay dëgër ba sax bu ñu daal di demee rek ci élection ki nga xam ne moo fi nekk suñ ko fi bëggee jëlee dinañ ko fi jëlee mais tout le temps rek àndu politique nekk na loo xamante ni dafay am tout le temps loo xamante ni mun nga koy xaar loolu loo xamante ni doo ko xaar sax loo xamante ni da ciy am parce que tey jii xëy na day xaw a metti ñoom ñëpp bu ñu booloowee ku nekk day bëgg a nekk leader ku nekk day bëgg a nekk jiite ñoo bokk ay ambition certes c'est vrai mais xëy na jiit bi mooy nekk problème bi. jiit bi mooy nekk problème tey Mohamed Fadiga bu ñu gisee comme ni ko Amina Paye waxee ay kuy yu bëgg boole ànd ku nekk war a nekk ku nekk bëgg jiitu tey jii est-ce que loolu mën naa nekk jamono ji ñu toll donte sax nag ñoom gis nañ ni démocratie manqué na Sénégal am na yu bëri ñuy kaas ñoom ñëpp ñu jóg àndandoo ko mais tey bu ñu demee ba si càppaandaw la ga est-ce que du jur problème seen àndandoo googu. waaw yaakaar naa lii nii di fukkile gis opposition bi di fi jéem a taqal ko di jéem boole seen doole gisoon nañu fi en 2019 lii Mamadou Diop Decroix doon def pour boole opposition bi noonu benn candidat gis nañu mujjul amtu mais man li si mën di am rek sànq maa ngi ko doon wax dañoo amoon ay opposants yoo xam ni seen salon nu doon nekk di nelaw donc tey jii bu ñu amee fit c'est grâce à la jeunesse. parce que jeunesse bi noo jóg fippu ñu bëri suñu si am fit génn doogam di wax. mais avant loolu ñoom ñëpp yaakaar naa nooy nekkoon si morgue frigo yi. donc booy noonu muy fit nu génn. léegi nag ku nekk nag dafay xool nan laa mën def pour jege askan bi. parce que pour man je me dis que dafa teel trop ñu def campagne déguisée parce que élection yi des na yaakaar naa ñetti at. bu bëree ba bëri ñetti at la donc tey jii mais ñoom ñëpp duñu jóg ñi dañuy dem jege askan bi parce que ku nekk dafa bëgg nekk candidat ku nekk dafa bëgg succéder Macky Sall. te en plus lu si gën a lu leen gën a sax lu def loolu parce que boo xoolee Macky Sall am na ñuy wax nee na moom déggul fenn fu day dem 3e mandat ñoom ñëpp nag loolu nag moo leen gën a motiver ku nekk day jàpp ni man maa gën a positionné wu pour mën a remplacer Macky Sall mais man je pense actuellement les priorités du foofu priorité nekkul priorité boo xam ne bourse la pour nekk pour gën a jege askan bi waa APR tamit bu coow li bëri fii si réew mi kenn déggu leen duñ bàyyi ba tàmpet bi jàll ñuy jóg di yuuxu yaakaar naa loolu tamit war nañ ko ñaawlu parce que dès le début ñu waroon jóg yuuxu mais li si mënti am rek man ñi nga je dis que c'est très tôt opposition bi jóg di préparer def campagne déguisée. mais loolu Khalifa Sall est-ce que tamit loolu tu penses pas que ni en fait dañuy wane que ni ñoom am nañ benn masse wala am nañ lu solide loo xamante ni daf leen di jàppale rek pour ñu mën a préparer li nga xam ne moo di élection yi. dëgg la mais dafa teel parce que fii 3 ans lu nekk xañ na si fii ñetti at lu nekk xañ na si Sénégal dafa am benn crise bu nu dund si fen yi nu jàlla donc xam tey jii nu doon def nu doon toog waxtaan xool li fi amoon nan ñuy def ba dootu fi amati nay wax si wàllum démocratie nay wax si wàllum justice yaakaar naa réew buy dox du ko jógi kese noo ko war a doxal mais ñi nekk si opposition bi tamit ak ñi nekk au pouvoir noo war a mën a toog xool
suñu wàllum démocratie noonu ko war a mën a sàmmee parce que élection 2024 la priorité yaa ngi feneen ñi ñuy xiifuñu ñi ñuy lekkuñu am nañu problème mu santé te ñoom nee na ñoom yor nañu programme mais ñu def affrontation ñu def ay débat d'idées def affrontation seen biir ñu toog mu xool. est-ce que tamit du loolu la ñuy waaj. xëy na loolu la ñuy waaj ma dikkaat ci rek Omar Gueye tey dégg nga fi nga xamante ni moom la ñuy waxee que ni c'est tôt que ñu wàcc sur le terrain xëy na ngir rek wan di askan bi maanaam def ay li nga xamante ni moom moo di moom la ñuy woowee campagne déguisée tey est-ce que tamit bu ñu toogee ba di ne këtt ni jonn du jur ay jafe-jafe. absolument parce que man jàpp naa ne campagne déguisée boobu moom politiciens yi dañu war di ko wéyal chaque instant. parce que mënoo soxla kàddu nit ki bàyyi ba ne tey la wala suba la nga ñëw di ko jege si. parce que actuellement nekk nañ ci pays bu nga xam ne voilà jeunesse bi ñooy commencé am benn réveil de conscience. seen mental muy gën a ibbeeku donc politiciens yi dañoo war di gën a jege askan wi man ñoom tournée yi nekk di def nii jàpp naa ne c'est leur droit le plus absolu ku ci surtout waa opposition bi parce que dañoo war a jege askan bi xam situation bi ñuy dund pour suñu leen joxee réew mi ëllëg ñu mën a xam nu ñuy def ba doxalee bëgg-bëgg askan wi ci loolu may ma man lee ci loolu tey yaakaaroon ni génn bi ñu doon génn di casse démocratie wala ñuy casse leneen ak leneen est-ce que waruñu woonee jéem a convaincre askan wi ci programme. waaw programme tamit day am rek kaas nag démocratie bi si la. démocratie bi mooy ci bien sûr bëggoon naa ci ñëw parce que lu ci mel ni fichier électoral bi gars yi bëgg nañ ko càmbaraat. xool nu ñuy def ba am ci benn consensus xam ne suñ demee élection ay fraude wala leneen kenn dootu ko waxat mais tamit lu ci mënta xew rek man li may wax politiciens yi mooy nañ mettre askan wi au centre lépp lu ñuy def xam ne askan wi dinañ ci gis seen bopp et non pour des intérêts personnels. et non pour des intérêts personnels ma dikkaat rek ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ñu topp jamono ji ci sunu page Facebook thiaroyeinfo.net ñooñee nag bokk na si Amadou Niang Diallo di ko jaajëfal bu baax a baax moom fidèle internaute la ku ci mel ni Ahmad Moustapha Ka moom mag naan rek lii nga xamante ni moom moo di xeexu positionnement bi nga xamante ni rek moom la golo ko di wax jamono ji loolu rek bokk na ci li tardé la li nga xamante ni moo di Sénégal fi mu jamono ji nag am na ab jamono ji ñu toll daal nekk na rek la nga xamante ni jamono yi politique la waaye it beneen façon ba nga xamante ni rek moom lañu war a liggéeyee waaye nag malheureusement li nga xamante ni moom moo di rek 12 mois sur 12 mois bi maanaam atum lëmb daal dañ koy jàpp rek di wax ju dul jeex xëy na ba sax looloo tax na ñu ne rek on prend pas le temps de travailler et bâtir un Sénégal meilleur bi maanaam daal wax ju bëri ji tax na ba nga xamante ni rek du ñu jël temps bi war ngir mën a liggéey Sénégal ca na mu waree keneen ci ay internautes yi di Prince Matar moom mi ngi naan big up sama gars yi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax keneen di confrère si ñun di am naataango Seydina Bilal Niang ñu dalaloon ko fi lu yàggul dara mi ngi félicité équipe bu Thiaroye Info bi yëpp moom Seydina Bilal Niang Omar Gueye di jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ni moom moo di Prince Mohamed Goloko tey bu ñu toogee ba Sénégal politiciens yi pour kenn ku nekk jóg di dugg say rukk ak yu ni mel ñu gis ñi nga xamante ni ñoom ñoo fare ci bi maanaam parti au pouvoir ñoom ña ngay bëgg a def ay meeting déguisé yi ñuy wax waaye dañuy gis ni meeting bu ñu bëgg a def rek après daa mel ni dañ ciy lajj ba ñoom seen biir sax da ngay gis ñu am ay jafe-jafe mu mel ni xëccoo leader politique bi nekkul rek ci kujje politique bi waaye itam mi ngi ci li nga xamante ni moom moo di parti au pouvoir. nga may ma tuuti rek balaa maa ñëw ci question boobu noonu di ñëwaat ci Omar Gueye c'est-à-dire Omar Gueye lu muy défendre nii dafa nekk loo xam ne lu dangereux la parce que instant bii nii nekkul instant boo xamante ni dañoo war a dem campagne Sénégal bañ fi jógee élection ak léegi xaajagul maanaam 2019 lañ def élection 2020 2021 liggéeyoo bëgg entamer beneen campagne. su ma déggee Omar Gueye kujje politique bi lay wax yoon na. mais même kujje politique bi kii junj na ko léegi Fadiga c'est-à-dire kujje politique nekkul à chaque fois rek contestation moo war a nekk sa liggéey. mais yow da nga war a participer si développement réew nekkul chaque jour rek da ngay toog di wax naan def leen lii gouvernement deful lii mais yow da nga war a apporter sa pierre à l'édifice. bu élection jotee ku nekk day jël ay millions loué ay oto di dem ci campagne bi mais yow pourquoi pas bu fekkee élection amul nga jël loolu nga exploiter ko nga participer au développement. mais c'est pas chaque jour rek da ngay téye li nga xamante ni moo di langue politique bi élection loolu tamit Sénégal quand même maintenant ñu dellusiwaat si question bi mooy li nga xamante ni moo am
ci opposition bi moo am ci pouvoir bi te ñu nekk ci opposition bu ñu demee ci pouvoir bi la même chose la ñuy répéter ça c'est purement et typiquement sénégalais c'est-à-dire sénégalais moo bëgg ay maa la jiitu yaa ma jiitu di xëccoo nekk leader loolu moo am jamono ji ci li nga xamante ni moo di camp présidentiel bi parce que ku nekk ma ngay jéem a wane boppam boo xoolee barki Dembo Ndiaye ñi nga xamante ni ñoo falee ca diwaanu vallée du fleuve bi dem nañ Fuuta naan dañuy campagne nangam sangam Joal Fadiouth ki nga xamante ni moo di ministre bi dem na foofu fii nii aussi si diwaanu Pikine ñi nga xamante ni ñoo di leader politique yi aussi dem nañ foofu daje donc ñoom ñëpp ku nekk rek day bëgg a wane ni je suis le leader je suis le numéro 1 te loolu dafa nekk loo xamante ni day tardeel politique tant que ñun jëluñu ay intérêt personnel enterré ko jël intérêt population bi day nekk loo xamante ni chaque jour dañuy tardé. jamono ji mu mel ni loolu dafay tardé la politique bu ñu sukkandikoo ci ay waxi Mouhamed Goloko moom mu xamal nañu rek jamono ji ñu toll daal wàcc wax ak askan wi ci rek seen i ay programme 2024 teel na lool bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom ba tey Amina Paye ñu gis ni Mouhamed àdduna jëmale ci li nga xamante ni moom moo di campagne déguisée yi ñuy amal muy parti au pouvoir wala ñu faree ci ku jëpp politique bi mu mel ni fi mu toll askan wi tàmbale nañoo yeewu ndax foofee muy wax sax ci Fuuta tey bu ñu sukkandikoo ci yenn ci ay yéenekaay ñu ngi xamal ni rek lii nga xamante ni moo di ndaw Fuuta yi def nañ rek li nga xamante ni moom moo di ab révolution fuutanke tey buñ ko xoolee fii it si Dakar Ndiaye mu mel ni jeunesse bi yàggul dara ay bés yi ñu génn defoon na it genre révolution tey ana lan mooy jafe-jafe politique bu Sénégal dëgg-dëgg. xëy na balaa may ñëw ci jafe-jafe yi sax mën naa ni li nga xam ni moo di en fait li nga xam ni lañ def Fuuta def ko foofu ci diwaanu Matam ñoom dañuy natt seen bopp instant bi gouvernement bi dañuy natt seen bopp xool fan lañ toll ci askan bi parce que xëy na natt seen bopp boobu mooy tax bu élection amaatee ñu xam nan la ñuy taxawee man xëy na jàngat boobu laa ci am parce que tey jii xëy na dañuy ak affrontation manifestation yu fi jot a am xam nañ ni xëy na li ñu fi amoon fii ci diwaanu Sénégal amatuñ ko léegi pour natt seen bopp moo tax ñu daal di def genre campagne déguisé wàcc xool am loo xamante ne dañ koy xaw a taafantalaayoo pour xool fan lañ toll ci askan bi ba xam fañ tolloon ci askan bi ni ñu koy toll ba tey waaw d'accord mais ma rek mu mel ni rek loolu bañ ko defee ñoom am na loo xamante ni xam nañ ko ci loolu la dina tax ñu xam nan la ñuy demee élection beneen bi mooy jafe-jafe politique fii ci diwaanu Sénégal mooy ku nekk xëy na da ngay def loo xamante ni jotagul mooy heure campagne jotagul instant bi heure liggéey la man sax xëy na li nga xam ne dama koy muñal opposition dama ko muñal parti au pouvoir parce que parti au pouvoir ñoom instant bi seen rôle du meeting wala campagne mais instant bi seen rôle xam nga lan la liggéey dëkk bi liggéey boo xamante ni mun nañu taxawaat am sañ-sañu laaj dëkk bi ñu jox leen ko mais su fekkee période bi nga xam ne dañoo war a liggéeyuñ ko mu mel nii rek ci internet yi am na kenn kuy signaler que ni son bi daw na bu dee suñu techniciens yi ñu ngi si lii ñu bàyyi ci xel Amina Atia ñu continuer. d'accord mu mel ni rek ñoom ku nekk xëy na liggéey bi nga war a def da nga ko war a def man li may muñoon opposition duma ko muñoon pouvoir parce que pouvoir instant bi heure bi mooy ñu liggéey mais tolluñu foo xam te ne dañoo war a campagne ak ñu ni mel liggéey li ñu war a liggéey la ñu war a liggéey ëllëg ñun am sañ-sañu taxaw laaj suñu dëkk mais su fekkee liggéey bi ñu war a liggéeyuñ ko duñu sañ a taxaw di laaj suñu dëkk ñu leen koy jox kon je pense que c'est l'heure du travail mais pas du heure leneen daal je suis désolée. heure leneen heure liggéey la Fadiga bu ñu sukkandikoo ba tey ci kàddu yi nga xamante ni moom moo di jug wala jamono ji sax réalité politique Sénégal tey ku nekk ngi jéem a wane sa bopp ku nekk ngi jéem a lii ba gis nañ sax ay parti yi nga xamante ni ñàkk nañ ay cadre yu mag a mag lu yàggul dara ci nga xamante ni moom moo nekkoon numéro 2 bu ki nga xamante ni moo di Idrissa Seck di Déthié Fall ni ki weekend bii ñu dëgmal rek dina prononcé mu jëm ci ab parti bu yees bu mu bëgg a teg samp est-ce que loolu tey jii mën nañ jàpp ni nag gars yi ñu ngi carrément ci li nga xamante ni moo di procédure élection 2024 yi nga xamante ni moom la ñuy dëgmal. waaw ñoom ñëpp moom ñuy waajal ñii ñëpp nekk si opposition bi tey jii seen xel nekkul si lenn lu dul nan ñuy mën a def pour présenter en 2024 comme ni mu ko waxee tantôt rek. day baax opposition di doxal askan bi. mais si temps réel. kañ ngeen di dégg nuy opposants yi génn nañu nooy sur le terrain. duñu bàyyi ba benn fait am. fait bi mu amee ba pare ñoom ñëpp suñu profité cela veut dire que il est temps politiciens yi ñoom ñu xam ni ils ne représentent que 15% de la population. donc ñoom 15% est-ce que bariwul doo ko wàññi.
le dernier sondage 15% lañu defoon les politiciens représentent 15%. donc loolu lu néew la si askanu Sénégal donc ñoom pour nga xam ne ñoom Sénégal ñoom gënuñu ko bëgg wala ñoom moomu Sénégal xam nga tey jii dafay ñaaw nga gis ñuy Sénégal il fait partie des 25 pays les plus pauvres au monde. campagne yi dem ba ci démb ñaata millions daa ko lim gi 150 millions lañu fa dépense. est-ce que chiffre boobu la mën na nekk le double parce que ñu def achat de conscience pour stade yi mën a fees est-ce que xaalis boobu tey jii amul fu mu war a mën a dugg si pays boo xam ne fait partie des 25 pays les plus pauvres. donc pour man comme ni nga ko waxee tantôt urgence yi faneen la nekk ñi ngay gis ñuy génn guerre de positionnement la parce que tey jii son excellence nee na moom waxul fenn na comme ni nga ko waxee tantôt day dem 3e mandat ku nekk day jàpp ni man je suis le candidat idéal en plus nag day nekk guerre de position comme que Mburoog Sow dañoo rax peut-être moom day bañ image am yàqu moo tax mu bëgg teel a génn créer parti mu loolu aussi mën a dañuy natt seen bopp dañuy natt seen bopp waaye tey jii comme fii Fadiga daanele Omar Gueye fa laay dikkee ak yow tey jii guerre de positionnement boobee tax na ba ñi nga xamante kenn ku nekk yaa ngi bëgg a wane sa bopp jëm ci li nga xamante ni moo di élection 2024 waaye yaakaar naa ni élection présidentielle 2024 yooyu am na lu ko gën a jege ñu ngi doon ruumanaat ne dinañ ko def xëy na fii ak fin 2021 waaye tey bu ñu sukkandikoo si dialogue politique bi ñu ngi doon ruumanaat ndax duñ ko def sax 2022 est-ce que tey opposition bi gënul woon ñu jéemoon a lijjanti li nga xamante ni moom moo di élection locale yii nii ñu jublu ba pare doogaa nag jëm ci li nga xamante ni moo di 2024. waaw Amadou nga may ma avant tout ma am lu ma leeral rek parce que sànq comme fi gëla koo daanelee man li ma fay wax mooy du état laay xaar muy wàcc di campagne parce que moom campagne na ba jot nguur donc ñi wàcc sur le terrain muy opposition bi ñoom ils sont dans leur droit le plus absolu parce que dañoo war a jegee askan wi xamanteeg askan wi xam seeni problème parce que manifestation yi fi am dafa am lu mu révélé mooy société bi moo dul tolérer benn politique bi ngay bàyyi ba tey wala suba rek nga jegee leen pour lan dama soxla sa carte loolu nag donc la population bi comprendre politiciens yi tamit comprendre loolu politique boobu mënutul dem raison pour laquelle ñu bëgg jege askan wi man loolu laay wax mais le temps de l'action moom fi ñu koy xaar mooy ci ñi nekk ci gouvernement bi muy état wu Sénégal loolu laa doon wax mais pas gouvernement wu Sénégal wàcc di jëm ci askan bi loolu laa bëggoon a leeral golo su ma ñëwee tamit sa question. moo di tey jii ni ñuy jukk di ñoom ñëpp teggat li nga xamante ni moo di élection présidentielle bi tey est-ce que jaaduwul woon élection locale yi nga xamante ni ñu ngi doon xalaat ni dañ ko amal fii ak fin 2021 mais tey si dialogue politique bi ñu ngi ruumanaat ndax sax duñ ko dàkk ba 2022. waaw 2022 maa ngi dégg quelques xibaar gars yi wax ne 2022 la mais ak lu ci mënta am rek parce que tamit dem élection dafa métti bu ñu fàttee ne 2019 dañoo jógee ci élection financé ci xaalis bu bëri. te même son excellence le président de la république loolu la wax Sénégal mënul à chaque instant di organiser ay élection rek. mais ndax loolu du fautam tamit parce que 2019 bi mënoon nañ faa bañ a àgg ñu defoon 2017. absolument parce que soo jiitewee état moom lépp lu fa am rek sa responsabilité la nekk yow yaa war a prévoir lépp mais lu ci mënta xew rek su ñuy dem élection tamit nañ dem ci ay élection yu nga xam ne yu wóor la yu jaadu la lépp luñ ci war a def concernant carte électeur yi ñu war a voter parce que problème boobu tamit am na te loolu du arranger opposition bi ñoom loolu war nañ génn xeex ko wax ak askan wi wax ak tamit surtout société civile bi ak forum civil ñu génn waxtaan ak ki nga xam ne mooy njiitu réew mi ak gouvernement bi ba heure bu ñuy dem élection ñu dem ci ay élection ci anam bu jaadu bu leer képp ku ko gañee ñu xam ne da nga ko gañee parce que askan wi ñoo la naawloo jox leen seen carte loolu daal maa ngi ci woo état au Sénégal di ci woo opposition bi ñu organiser ay élections yu nga xam ne c'est libre et transparent. libre et transparent loolu la askan wi di ñaan ñi nga xamante ne ñoo di waye politique yi di jaajëfal bu baax a baax mbokki internet yi di ñu topp jamono ji suñu page Facebook ku ci mel ni Alicine moomee sax naka ma ngay jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ni moom moo di Oumar waaye it Aliou Sy mi ngi ñuy topp jamono ji ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax kii di As Gueye ñu ngi naan good job les gars Goloko mon chroniqueur yaa wóor moom mi ngay bëggee bu baax a baax Goloko Prince Matar moo ñu doon signalé que ni son bi daw na waaye Abdoulaye Camara mi ngi koy xamal ni rek son moom moo am jafe-jafe moom kii di Boubou Diop mi ngi ñuy nuyu bu baax a baax di nuyu équipe Thiaroye Info Ahmed Moustapha Ka mi ngi naan merci Amina yow moom vrai opposant yi nga xamante ni daal moom moo di rek pouvoir bi moom mooy li nga xamante ni moom moo di jafe-jafe sénégalais yi mu lu si mel ni chômage bi maanaam ñàkkum xëyu ndaw yi waaye it injustice bi nga xamante ni am na waaye it li nga xamante ni moom moo di corruption ak lépp ñooñee daal ñoo rek ñooñee di way politique yi ñoo war a rek jéem a fexe trouver ay solution yi nga xamante ni rek dina régler yi les problèmes au lieu rek ñu fi toog di ñu
livré ay mascarade bi maanaam ay wax yu tegul fenn ba tey kii ab fidèle internaute la moom Mati Diop ñu koy jaajëfal bu baax a baax Laye Abdoulaye Diawo mi ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom it mi ngi naan bonsoir mes frères ñu ngi lay jaajëfal Laye Abdoulaye mi ngi naan on veut la politique autrement moom daal beneen façon politique lu ñu bëgg Ndeye Fatou Sarr ñu koy jaajëfal bu baax a baax mi ngi naan grand frère chapeau à vous Thiaroye Info di ko jaajëfal bu baax a baax Laye Abdoulaye Diallo ma ngay ñëwaat ba tey ne on ne peut pas aller allier en élection en 2021 et en 2022 yoo xam naa nag si noonu sax la ñuy jaaree rek suñu ko ñaareelu parti fas yéene kaa tàmbalee li nga xamante ni moom moo di sport dañuy bàyyi rek suñu techniciens yi ñu indil ñu li nga xamante ni daal moom moo di suñu rubrique sport ñu fas yéene rek ànd ak ñoom xam na dalal ki nga xamante ni moom moo di coach de la di ko jaajëfal bu baax a baax ñoom ñi faree ci li nga xamante ni moo di xarale gi di jaajëfal bu baax a baax Omar Gueye nekk ab taskatu xibaar ci kër gi gannaaw bu mu xajalee rek ki nga xamante ni moo di coach de la maison Abdoulaye Camara ñu ngi lay dalal. maa ngi lay fay Amadou di nuyu suñu naataango yi kii di Goloko Amina Paye maa ngi lay nuyu Fadiga maa ngi lay nuyu. di ko jaajëfal bu baax a baax tey su ma la waxoon nga résumé ma rek li ñu wax ci première partie wàllum politique naka nga xalaatee Sénégal jamono ji. waaw maa ngi doon suivre seen débat parce que les idées étaient controversées. aussi débat bi c'était intéressant mais gis naa ni ci Fadiga point bu mu waxoon su ngeen xoolee dañu toll mois bi xam te ne phase bu décisive la waxoon naa ko l'autre fois mooy ñoom dañu war a boole seen doole pour xaar parce que fii ak 3 ans li si des bëri na trop donc su fekkente ne ñoom ñu ngi def link di bi léegi je pense que ni ci 3 ans yi l'avenir va pas les donner raison comme waxoon naa ko fi benn jour ne leen en politique les amis d'aujourd'hui s'avèrent être les ennemis de demain man dama gisoon ni rek stratégie bi ñu doon teg mooy ku nekk jël sa yoonu bopp ba du des lu dul ñuy waaj li ñu naan veille mën na nekk sax 1 an ñu doog a boolaat seen doole. acca ku nekk mënoon ngaa jël sa yoonu bopp ba mu des rek lu toll la mu néew 1 an as at rek xam naa ni Amina pare nga pour cokki. waaw pare naa pour cokki. ci yoon takk naa daal di sax ma talon. takk nga daal di acca Fadiga pare nga. waaw pare naa. daa bi di kër gi yow léegi dañ la fiy tere sport. moom man maa koy tere man maa koy tere. acca gën ko pare nga. Fadiga dañ koo forfait. dañ kaa forfait. acca tey lan moo gën a fës ci wàllum xibaaru quoi tàggat yaram Abdoulaye Camara. waaw tey seen internet dama leen indi actualité équipe nationale du Sénégal. bu ñu jugee foofu dañuy wax tamit tuuti si phase de qualification coupe du monde bi am fële ca Europe. bu ñu jugee foofu aussi dañuy wax ci li nga xamante ne moo di phase de poule qualification euro yi. euro espoir yi quoi. léegi nag bu ñu jugee foofu aussi dinaa leen jox tuuti résultat NBA parce que je salue. comme si jaww de passage quoi moom moo laajoon loolu te wax na dëgg. il faut que ñu jàllale waaw Amina aussi xam naa dina am plaisir pour dégg li nga xamante ne moo di résultat yi. dinaa tëjee li nga xamante ne moo di lamb. di nga tëjee li nga xamante ni moo di lamb mu nekk ñeenti poñ yu ñu war a rek càmbar fii ci plateau càmbaru bis bi ñu siy ànd ak ñi nga xamante ni ñoo di mbokki internet yi acca dañuy tàmbal rek équipe nationale ana information yi fa gën a fës. waa équipe nationale à partir depuis démb ñoom ñu ngi woon fële ca Congo. egg nañ mais à exception de Kalidou Koulibaly. moom dans la mi-journée waroon na rejoindre ñi nga xamante ne ñoo di joueurs yi. suñu xoolee sax pour defaat benn mise à jour ñu ngi doon wax ne. dina am joueur yi ñu téye wala dinañ leen bàyyi suñu xoolee satisfaction la Sénégal mu jéem parce que ñii di joueurs yi ñu njëkk sélectionné comme Abdou Diallo yàlla def na si ndox mu sedd que ni ñooñu seen club bi bàyyi nañ leen. léegi nag pour
listé leen ñi nga xamante ne ñooy les forfaits et les remplacés donc je pense que Edouard Mendy bu Chelsea dafa am blessure Alfred Gomis aussi di góol dafa am dañ ko téye Pape Abdou Cissé aussi dañ ko téye Youssouf Sabaly dañ ko téye Salif Ciss dañ ko téye Moustapha Nam bi nekk Paris FC dañ ko téye Ismaïla Sarr bu Watford aussi dafa am blessure Youssoupha Badji aussi finalement mujjul ñëw léegi parmi les remplacés mais si wàllum gardien yi loolu daa mel ni nar naa bu fekkoon qualifié guñ dina am ay jafe-jafe de. waaw dina am ay jafe-jafe tuuti parce que suñu ñetti góol yi mag yëpp mënuñu ñëw mais comme ni ñu naan qualifié nañ ba pare alors la chance aux jeunes. ci joueurs yi nga xamante ne moom la woo comme en renfort dafa woo kii di Pape Seydou Ndiaye di góolu Jaraaf dafa woo ki nga xamante ne moo di Séni Timothy Dieng góol la aussi mu ngi évolué fële ca deuxième division Angleterre Queen's Park Rangers kii di Ibrahima Mbaye aussi renfort la ñëw Abdallah Ndour Sochaux la jógee renfort la ñëw Ariel Benabel Mendy moom tamit renfort la ñëw Assane Diouf Joseph Lopi El Hadj Madické Kane Jaraaf la jógee local la Mamadou Loum Ndiaye aussi mu ngi évolué fële ca Porto kii di Alassane Ndaw Karamu Groupe Turquie lay évolué Khadim Rassoul moom tamit Turquie lay évolué Mamadou Fall Charleroi Belgique lay évolué kii di Abdoulaye Sima Slavia Prague ñoom ñu ngi si saison bu baax. kañ la jongante bi. waaw jongante bi day am fële lii di vendredi la Sénégal di joué après loolu ci biir semaine bi day recevoir fi nga xamante ne moo di Stade Thiès. Stade Lat Dior acca pronostic bu match bu Sénégal bi acca ñu gaaw. 3-1 pour Sénégal. Pour Sénégal, Amina. 2-0 pour Sénégal. 2-0 pour Sénégal. 2-1 pour Sénégal. 2-1 pour Sénégal. Et yow bii 3 yi kan mooy kan lay dugal. Bon Sadio Mané. Sadio Mané. Je sais pas Mbaye Diagne. Mbaye Diagne. Mbaye Diagne ak coup de pied arrêté ñu centré Abdou Diallo arrêté am kenn ku bëgg mu dugg acca Amina 2-0 yi kan lay dugal. Sadio Mané évidemment. Sadio Mané mooy doublé. kii man la Fadiga. non déglu ma la de xam naa ni Sadio Mané bi joué équipe nationale. yow da ngay Sadio Mané ak comment dirais-je Keita. Keita Diao Baldé acca moom dafa mel ni fan si saa rek Diao Baldé acca lu gën a fësaata ci li nga xamante ne moom moo di wàllum lan. waaw li concerne li nga xamante ne moo di phase de poule qualification coupe du monde Qatar 2022. tey dañu am ay jongante yu mag. mais dafa am ay match choc xanaa ci loolu rek la ñuy attardé parce que match yi dañu bëri dañ koy amale tey di ko amale suba ba lis des si semaine bi yëpp. donc tey match choc yi dañuy am France Ukraine pour poule D bi Belgique Pays-Galles poule E. Portugal Azerbaïdjan poule A Turquie Pays-Bas aussi poule G pour rappeler internet dama leen jox les affiches phares quoi. les affiches phares acca coupe d'Europe espoir mu mel ni day tàmbale tey. waaw foofu nag moo waral mettre le point si tubaab yi. parce que suñu xoolee ñii di espoir yi mooy ñi nga xamante ne U21 la. ñoom dañu nekk si phase bu décisive phase bu important soo xoolee espoir yi mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy évoluer comme les seniors. par rapport ak ñoom Sadio Mané affaire amul différence. mais ñoom dañuy waajal JO. léegi JO bi aussi day rimer ak li nga xamante ne moo di Europe bi war a am. moo tax nag bii nii dafa nekk lu exceptionnel. un à cause Covid 19. deux aussi mooy. li mu daje Euro ak JO. léegi nag semaine bii dañuy joué phase poule yi. phase de poule la ñuy joué bu ñu joué phase de poule yi ba pare après période bi mu war a am mooy mai après ñu doog a joué li nga xamante ne moo di phase élimination directe yi. phase élimination directe yi mu mel ni loolu gisoon nañ ko sax ci li nga xamante ni moom moo di Ligue des champions européenne ak UEFA Ligue UEFA noonu lañ koy waxati tey ñu dem ci li nga xamante ni moom moo di. résultat NBA yi. waaw résultat NBA dans la nuit du 23 et 24 mars dafa amoon ay match au sommet comme Orlando dafa perdre ci digganteem ak Denver Nuggets. New Orleans dafa gagné ñi nga xamante ne ñoo di Los Angeles. New York dafa dominé ñi nga xamante ne ñoo di Washington. Miami Heat dafa lajj ci digganteem ak Phoenix Suns. Golden State dafa lajj ci digganteem ak Philadelphie. Portland dafa lajj ci digganteem ak Brooklyn. léegi ñii di waa Cleveland ñoom aussi dañu lajj seen diggante ak Sacramento. Minnesota moom aussi dafa lajj digganteem ak Oklahoma City. San Antonio Spurs moom aussi dafa perte digganteem ak Charlotte Hornets. ñii di waa Utah Jazz ñoom dañu dominer ñii di waa Chicago à domicile. Milwaukee moom aussi dafa dominer ñi nga xamante ne ñoo di waa Indiana Pacers. Houston Rockets moom aussi dafa dominer ñii di waa Toronto Raptors. Memphis dafa dominer ñii di waa Boston Celtics après prolongation. ñii di waa Los Angeles aussi ñoom dañuy dominer ñii di waa Atlanta Hawks.
xam naa ni daal fi mu jamono ji ñu toll nga xam ne ñoo ñi gagné ñëpp xëy na résultat exact bi score bi moo ñu leerul waaye daal noonu la demee rek bala ñoo jàll ci wàllum bëree ma laaj sama gars yi da ngeen di seetaan NBA. waaw NBA rarement nag man moom je suis plus footballistique que basket. acca Amina jarul ma koy laaj xam naa di seetaan NBA. pourtant si. acca kan moo fay sa club booy supporter. en fait bon. wala amoo fa club quoi da ngay seetaan. non loolu surprise la voilà. surprise la. non dafa adoré basket. en fait bon je peux dire que xëy na sama ex-mari arbitre basket la woon. moo tax tout le temps dafa daan seetaan information kii nan la tudd NBA en temps réel. pour sax xëy na plus d'information parce que ñoom seen match yi la plupart du temps yi 1 heure 2 heures du matin nga koy seetaan kon gis nga ni damay seetaan. acca non dama suivre basket mais man moom à part coach Diaw li ma lay wax moom mooy bala ñoo demati NBA national bi ba pare waaw ci national bi laa bëggoon leeral dañu nekk en trêve que mu nekk football wala mu nekk li nga xamante ne moo di basket dañu nekk en trêve parce que équipe nationale Sénégal bu xewlee soo xoolee yeneen compétition yi war a am Sénégal yëpp dañ koy arrêté donc ça tombe juste ak li nga xamante ne moo di phase trêve internationale yi. acca loolee lay demee xam naa dañuy jeexalee wàllum tàggat yaram ak li nga xamante ni moo di lamb notre sport national. waaw lamb ji sax ñoom mbër yi xam naa dinañ ne ouf de soulagement parce que suñu xoolee dañ doon ñaan ñu ubbi leen li nga xamante ne moo di stade yi. limité nombre parce que dafa amoon opposition entre clan mbër yi ak ñi diriger ñi nga am yëf mi. léegi nag finalement comme levé nañ lii di crise catastrophe sanitaire finalement ñoom dañuy am. les supporters seront au rendez-vous daal en quelque sorte. léegi nag suñu xoolee ay affiches yu mag mu ngi am. ñoom mbëri xam naa xiif nañ bëree parce que suñu xoolee ñoom mbas mi ñi mu laal bokk na ñoom li mu leen laal xam naa li mu leen impacté bëri na trop. mais daal pour bañ a guddal sama wax rek damay xool li nga xamante ne moo di Gaston production moo joxe affiche pour le 4 avril donc dañuy am Balla Gaye 2 moo Bombardier Sa Thiès dafa war a laale ak ki nga xamante ne moo di Moussa Ndoye. Pakala ak Fawza aussi dañu war a laale. kii di Eumeu Sène ak Lac 2 aussi c'est ficelé pour le 4. je sais pas nag dina am rebondissement pour ñu changer date bi ou pas. mais aussi entre temps Modou Lo ak Ama Baldé bi nga xamante ne dañ ko ficelé mais dinañ am kii di Luc Nicolaï moo tëgg boobule combat dina am face à face. le 6 avril incha allah 6 avril mu mel ni ay combat yu mag a mag taxaw nañu lu ci mel ni Lac de Guiers 2 Eumeu Sène mu war a am ñeenti fan ci weeru avril bii ñu dëgmal la ana combat boobu bu ngeen doon def seen ay pronostic yu ngeen di joxe. waaw li ma mën a jàpp daal mooy Eumeu Sène bête noire ki nga xamante ni moo di Lac de Guiers 2 parce que Lac de Guiers mosul daan Eumeu Sène te Eumeu Sène daan na ko benn yoon nii nañ. deux combats. waaw deux combats Eumeu Sène une victoire benn sans verdict ak benn victoire. donc Eumeu Sène favori. Eumeu Sène favori acca. bon xëy na Golo Ko dina ni moom laay suivre sax mais damay suivre aussi lamb. logique ngay suivre. voilà man je pense que au fait sur le plan peut-être physiquement au fait wala sax xëy na bu fekkee dañuy càmbar tuuti ku dàkk bëre man je pense que Eumeu Sène moom mooy favori côté boobu. tey moom expert waaw fu mu waxee rek foofu lay daaneel Eumeu mooy favori ñëpp nga xam ne noonu Lac dafa attentif day taxaw di xaar. acca ba pare des fois dafay daw. diggante ki nga xamante ni moom moo di Bombardier ak ki nga xamante ni moo di Balla Gaye it taxaw na ñu war kaa amal peut-être fekk jëmi jamono waaye it combat bi nga xamante ni moom moo di Modou Lo Ama Baldé taxaw na it loolu tamit nekk choc bu rëy a rëy xam naa ne war nañ faa mën a xaar jàkkaarloo bu neex de. waaw lamb jooju la combat jànk la comme ni ko ñaataangooy di waxee soo xoolee. mais loolu nag bu fekkee dañuy xool rek ci calibre ñaari mbër yi dafa xaw a am déséquilibre. internautes yi sama avis laay joxe dafa xaw a am déséquilibre. parce que ki nga xamante ni moo di Modou Lo percé bi mu def ci lamb sincèrement Ama Baldé defagul percé boobu donc Modou Lo est largement favori. non defagul mais garab ci kaw lay fekkante. non garab ci kaw lay fekkante waaye. xale la mais liggéey na liggéeyam moo ko may mu mën affronter. xam nga yow léegi joxe nga sa point de vue nga ne yaakaar nga ni Eumeu Sène mooy favori devant Lac de Guiers man sama xalaat yaakaar naa ni te bu ñu étaler li nga xamante ne moo di pronostic yi moo di palmarès yi xam nga ni Modou Lo tamit kan c'est pas il ne boxe pas dans le même ring pour ma àttale rek ñoom ñaar ñëpp ku nekk li nga défendre aussi c'est défendable mais juste que mbëri lenn moo nekk seen blème instant bi mooy dañuy am ay parparloo te tamit kii naan du ma bëreeg du moo tax nag toutes les opportunités s'ouvrent même mbër bu ndaw bi instant bu amee
fulaay dëgg war na mën a dëkk ci nga xam te ne moo di mbër mag. acca loolee garab ca kaw lay fekkante loolu kàddu yi bi maanaam lépp la nga xamante ne rek tey jii bu ñu doon wax ay affaire favori rek favori ci ay kayit nekkul daal moom mooy daan mbër kon sinon yaakaar naa ni ba tey Yaxya Diop Yékini ma ngay nekk roi des arènes ba tey jamono ji di leen jaajëfal bu baax a baax waaye coach de la maison tegam càmbaru bés bi ak Thiaroye Info moom dañoo nekk ab ñi nga xamante ni ñoom communauté bi la ñu gën a jege bëgg naa ngay dalal ay léeg-léeg ñi nga xamante ne ay football kat nawetaan lañu ay coach nawetaan ñi nga xamante ne ay bëri lañ te it siiwa bu ñu waaye sax di basket yu ni mel moo xam tàggat yaram bu ñuy def dénkoon naa la fi ab kàddu waa UFI fan lañ mujjee si lu ndaw rek. waa UFI dama contacté ki nga xam te ne moo di Jibi Gueye mais finalement duma day sonné dans le vide. léegi nag xam naa dinaa topp loolu comme que bi ñu joué première journée ba léegi deuxième journée amagul léegi entre temps lu si mën tam dinaa indi information. acca di ko jox di ko jaajëfal bu baax a baax moom Abdoulaye Camara le coach de la maison xam naa rek ci noonu damay wax ak sama technicien yi yóbbuwaat ma fële ca culture ñu dem xool lan la ñu Amina Paye indi la ci li nga xamante ni moo di wàllu aada ak cosaan bu baaxee rek technicien yi ñu ànd ak yéen a dem di ko jaajëfal bu baax a baax moom Abdoulaye Camara moom mi ñu indi loon lépp la nga xamante ni wàllu ma tàggat yaram la di ci ay xibaar yu wér te wóor di ko jaajëfal bu baax a baax. loolu yaa àgg. may leen ventilo bi. kii dégg nga ko bu yàgg dégg. xool 16 bi 16 bi. Amina dama gis am du man Fadiga bi ñuy yab. Fadiga la chaise am di yëngatu. Fadiga bi doo wëree sax bàyyi baax c'est bon. ngay dëkkale day am. te ñaaw mooy. dëkkale Modou ak Waga yi. Fadiga yamal ngay awa. ma wax ñu ngi di dëgg. Demoon culture. ma wax ñu ngi di dëgg. Déconcentration. Allez, déconcentré. di ko jaajëfal bu baax a baax moom Abdoulaye Camara doon ñu tàggatal suñu yaram moom coach de la maison si noonu rek dañuy jàll ci beneen pàcc nekk wàllum aada ak cosaan ñu si dee ànd ak Amina Paye kër gi tey moom ku bëgg nekk sportif di nga ko nekk ku bëgg nekk acteur aada ak cosaan di nga ko nekk nga bëgg nga bañ Amina ana tey lan moo gën a fës ci wàllum xibaaru aada ak cosaan. ci wàllum xibaar ak aada si wàllum xibaaru aada ak cosaan sama xol bi dafa sedd parce que dama naan culture moom su boobaa comme xëy na sport dañuy cukki mais su boobaa dañuy teg sabar yeeg kii yi rek xaw a yëngal yaram bi Mouhamed dégg nga mel ni rek dañu la ko waxtaanee ak jëwriñ gi nga xam ne moo yor wàllu aada ak cosaan nga xam ne nekk démb da doon dajeek ñi nga xam ne ñoo di acteur yi nga xam ne dañuy yëngu ci boobu les mbir fële ci centre culturel Douta Seck ci noonu aussi dinañ waxtaanee leneen mu di association bu presse culturelle bu Sénégal ki nga xam ne moo di Alioune Badara Mané dafa demoon rek seeti rek ki nga xam ni moom mooy administrateur monument de la Renaissance di wuyoo si turu Biram Bara Diouf waaye tamit dinañ waxtaanee journée mondiale du théâtre nga xam ne rek nar nañ ko amal ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars atum 2021. acca Amina bala ñoo dem loolu rek nga may ma mën yoowaat ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy topp jamono ji si page Facebook bi thiaroyeinfo.net ku ci mel ni Abdoulaye Diawo dañuy wax ni rek notre invité d'hier moom la waaw nga xamee nañ la bu baax grand bi je vous félicite vous faites la fierté de la banlieue di ko jaajëfal Cheikh Tidiane Mbaye DRH kër gi ñu koy jaajëfal bu baax a baax ma ngi nuyu équipe bu Thiaroye Info TV bi yëpp ravi de revoir mon frère Fadiga gis nga mi ngi lay seet bu baax a baax moom Cheikh Tidiane Omar Gueye de Jazz Forever Omar Gueye moom xam naa ni seetaankatu NBA la di ko jaajëfal bu baax a baax Amina ñu dikk ak yow ana tey jawriñ bi ñu dénk wàllum aada ak cosaan fii Sénégal démb lan moo waraloon ndaje beeg taskatu xibaar yi. da doon dajeeg taskatu xibaar yi waaye tamit da doon dajeeg ñi nga xam ne ñoo fare si bile mbir mu di acteur culturel yi ndax sax Amadou Gningue bu ñu fàttalikoo tuuti mbas bi di Covid 19 ginnaaw ba mu duggee fii ci diwaanu Sénégal at ak lu topp ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci boobu le mbir amaluñu benn xumb-xumb waaye tamit lépp loo xamante ni dafa nekk seen activité rek dafa daal di dakk ci noonu rek jëwriñ bi daal di janoog ñoom di leen waxtaan ak ñoom ana yan mesure la ñu war a jël ngir rek daal di gën a mën a dooleel boobu le secteur mu di li nga xam ne moo di culture waaye tamit fas yéene nañu daal di reprendre rek seen ay activité ci noonu rek jëwriñ bi nga xam ne moo yor boobu le mbir ba tey rek moom pare
pare na pour daal leen di jàppale boobu le secteur rek daal di relancer wu bu baax a baax Amadou Gningue waaye tamit ci noonu rek ñi nga xam ne tamit ñooy acteurs culturels yi ñoom tamit jamono jooju daal nañ leen tendre suñu micro ñu daal di wax ci bile mbir ñu bëri rek jàpp nañ ni li nga xam ne moo di ubbiteem salle de spectacle yi ki nga xam ne moo di jëwriñ bi yor wàllum aada cosaan daal di ci àddu rek nekk na loo xamante ni moo leen gënoon na soxal waaye tamit leneen sax ci ay xibaar ba tey rek ñoom jàpp nañ ni li nga xam ne moo di secteur boobu dafa daal di am ay jafe-jafe yu baree bari ba tax na rek ñu ngi lancé appel ci njiitu réew mi mu daal di jug rek jàppale leen ba ñu waaye laaj seen ay activité waaye tamit ñu bëri si ñoom am na ñoo xam te ne dañoo yor ay bor ak yu ñu mel bëgg nañ aussi njiitu réew mi daal leen ciy jàppale. bëgg nañ njiitu réew mi daal leen ciy jàppale Mouhamed Fadiga tey dama lay tëb gëla ko Mouhamed Fadiga tey bu ñu toogee ba toog lu tolloog at wala ay lu tolloog ay juróom-ñetti weer yi nga xamante ne rek dañoo arrêté woon lépp lu dee ay activité ci wàllum aada ak cosaan culture musiciens yi yëg nañ ko théâtre kat yi yëg nañ ko képp ku nekk fa ngay yëngu yëg nga ko tey buñ ko tijjiwaatee ana tey naka la ñi nga xamante moo di jëwriñ bi ak nguur gi war a mën a gunge ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum aada ak culture. waaw loolu moom toog nañu presque un an liggéey bi métti na mais nee mooy bu ñu fàtte aussi nguur bi dégagé woon na fi benn subvention pour dimbali leen ci loolu sax bi ministre des finances demee assemblée nationale si la waxoon sax joxe na benn chèque presque 2 millions yu teg xaw ma mais acteurs yi mosuñu ko yëpp c'est-à-dire d'abord foog ñoom ñu càmbaraat seen mbir ñoom acteurs yi ñu càmbar seen mbir surtout nga xam ne acteurs yëpp ñi am carte membre SODAV moo yor lépp lu wàllum artiste donc ñoom aussi foog ñu càmbar ko xool seen xaalis fu muy dugg ak fu muy génne ñu koy gérer avant état ñu mën a war a njëkk organiser wu bu ma jógee foofu mooy ñi fi nekk ay acteurs dafa bëri en dama laa mosaloon de. dama laa mosaloon d'accord fi may daanalee rek fi may daanalee mooy comme que léegi ubbi nañu ko rek ñoom ñu xoolaat d'abord ñoom seen nekkin d'abord fi may ñëw mooy aussi ñu respecter les mesures barrières. feebar bi loolu foofu laa bëggoon dikkee kamu culture nga ne ñu respecter mesures barrières man tey Amadou ñi nga bëggee ab musicien organiser ab soirée naka lañ fay respecter mesures barrières xam naa port de masque moom bi nga ko fa wax parce que kenn mënut a fecc di def masque ni sportif yi mënut a dawee takk masque noonu la kenn mënut a fecc ne takk masque acca loolu te soirée moom daa mel ni collé serré la ñuy def de. ba may gëj noonu la demee. waaw sànq maa ngi koy wax Omar Gueye Sibiti nee naa li nga xamante ne moo di mbas mi xam naa benn chapitre la dañ koy tënte mais du li nga xamante ne dañuy gëm ne jóge na fi donc comme li ma waxoon sànq levé nañ crise sanitaire catastrophe sanitaire bi donc je pense que ñoom képp ki nga xamante ne fas yéene nga wéyal benn activité il faut que nga concerter ak ses staff xam naa lenn daal dinañ ko gën a favoriser mooy gel bi port de masque même bu obligatoire dinañ gis seen affiche yi dinañ ko si bind mais je pense que tôt ou tard comme que événement yaa ngi ñëw te ñu ngi dund leneen je pense que dinañ passé chapitre boobu. dinañ passé chapitre boobu man naa moom yàlla ma yàlla musal dugg si ab soirée ba nga xam port du masque dañ ko fay distanciation ak distanciation moom bu fa naree am moom port du masque man maa abal leen Mouhamed Goloko tantôt Fadiga Amina Paye Amina maa ngi jéggalu de. maa la mais jaawaleeg Fadiga dafa namoon amul problème non pas jaawaleeg Fadiga bi sax mais sa culture bi may jël nii di ko def man moo ma jaaxal tey bu ñu déggee ñu ne ministre de la culture def na yooyu yëpp waaye it suma juumul Amina maa ngi wax si say suufu contrôle tey mu mel ni ministre de la culture sax nee na nag dañoo war a càmbaraat li nga xamante ni moo di SODAV. loolu sax beneen point la dama siy ñëw. da nga siy ñëw kon ma bàyyi nga ñëw si acca ñu damay tëb kon dama lay tëb ba kii ñëw si nga tontuwaale ko. d'accord xëy na sax balaa may ñëw si boobu les points damay waxtaan ci leneen rek mu di sànq maa ngi lay wax ci sama biir kàddu ñi nga xam ni ñoo yor association bu presse culturelle bu Sénégal ñu koy wax APESI ñoom defoon nañ ab tukki nemmeeku dem rek daal di seeti ki nga xam ne moo di administrateur bu monument de la Renaissance di wuyoo si turu Birame Bara Diouf ci noonu rek ki nga xam ne moo di secrétaire bi moo defoon bi le mbir sax ñu koy wax Alioune Badara Mané ci noonu rek daal nañ waxtaan bu baax a baax ci ay fonction yu bees yi nga xam ne nag jël na ko waaye tamit ci ab administration ak doxalin bi nga xam ne nag fas yéene na ko amal boobu foofu ci monument de la Renaissance waaye tamit fas yéene ñëw jàppale ñu ci li nga xam ne moo di association bu presse culturelle bu Sénégal ndax sax jàpp na ni li nga xam ne moo di culture moom nekk na loo xamante ni mooy
defar dëkk mooy defar ab réew te sax réew doo ko wax rek te waxoo li nga xam ne moo di culture moo di culture loolee dafay baax ci réew respect culture yooyee dina tax sax li nga xamante ni daal moom moo di rek ñuy jàpp ba tey suñu ay valeur ñu koy mën di wéyal ndax ku xamul sa culture doo mën a xamaa say valeur réew ana lan moo gën a fasaat ci xibaaru aada ak cosaan yi soxna Amina. xam naa rek dañuy waxtaanee rek li nga wax léegi mu di SODAV nag nga xam ne nag ki nga xam ne mooy jëwriñ bi yor wàllu aada ak cosaan daan nay joxe information bi nga xam ne rek dañ ko war a audit ci fàttali rek ñi nga xam ne ñoo di artistes yi nag dañ daan ŋàññi boobule kër mu di SODAV nga xam ne mooy yor droit d'auteur ak voisin ndax ñoom jàpp nañ ni rek li nga xam ne moo di gestion moom dafa rek daal di nébuleuse nekkul gestion boo xamante ni dafa leer ci noonu rek mu mel ni sax yooyu les membres ñoom d'accord nañ ci ngir ñu auditer boobu le kër mu mel ni sax nekk na loo xamante ni ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllum aada ak cosaan dañ ko doon laaj rek mu nekkoon loo xamante ni bëggoon nañ ko trop ndax ñu ci bëri ci ñoom ànduñu ci boobu le kër di SODAV ba tax sax ñu naan nañ ci delloo si li nga xam ne moo di BSDA Amadou Gningue. waaw loolee nekk ab xibaar bu bees bu nga xamante ne ni ki ñu jëwriñ bi ñu dénk wàllum aada ak cosaan man koy xamle ana tey naka est-ce que tey audit boobu ñuy def lu jaar yoon la est-ce que dañu bëgg indiwaat BSDA est-ce que du ab politique ba nga xamante ni pour jëlee fi SODAV yooyu yëpp lan moo ci làkkatu selon yow. muy politique ak mu bañ a ñàkk nekk politique mbir daal bépp structure boo xamante ni day recevoir budget boo xamante ni da koy doxal yoon la bu demee ba ca cëppaandaw ga ñu woo ñi nga xamante ni ñoo ko ŋànkoon ñu laaj leen ana nan ngeen doxalee mbir mi fan ngeen dugal mbir mi ak politique bi ngeen ko doxalee ba ñu càmbar ko xool exactement ba xam gestion sobre et vertueuse amoon na foofu noonu. beneen bi mooy sànq da nga ma kaa posé woon mais da nga ko après ami daf la kaa kii nga fàtte ko mooy ñi nga xamante ni moo di ñi nekk ci secteur culturel bi naka la ñu war a organiser waat yaakaar naa defoon nañ ko fii benn plateau ba ñu invité ki nga xamante ni moo di Samba Mballo je pense bien waxoon nañ ni li nga xamante ni moo di culture dafa yaatu te culture dafa yaatu moo tax mu am ay porte ay issues yoo xamante ni ku nekk day ñëw dugg te doo xam kii ban acteur la doo xam kii ban secteur la boobu donc jot na ñoom ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo sekk wàllum culture ñu toog def ay assises yoo xamante ni dañuy toog waxtaan xool naka la ñuy càmbaree li nga xamante ni moo di culture ñu structuré ko ba nga xamante ni ñoom dinañ mën a ñoom sax si seen bopp faj li nga xamante ni moo di seen i soxla faj li nga xamante ni moo di seen i doléance li concerné aussi li nga xam ne moo di mesure barrières yi aussi état dina lever li nga xamante ni moo di état de catastrophe sanitaire dina leen accompagner mais ñoom aussi seen part de responsabilité mi ngi ci ndax ñoom ñoo doon laaj à ce que ñu tijji ko buñ ko tijjee ñoom aussi war nañ jël toutes les mesures yi nga xamante ni ñoo nécessaire ngir ñu mën a wéyal li nga xamante ni moo di seen activité sans mu am ay jéey. acca Amina Paye acca ñu ñëw. li ma bëgg a yokk foofu rek mooy aussi acteurs yi ñoom ñoo moom SODAV musiciens yi théâtre gi di ñoo moom SODAV nunu bañ bu nu mel comme suñu député yi parce que assemblée nationale dafa am règlement intérieur da nga gis député boo xam ne xamu ko si biir acteurs yi noonu la amee da nga gis musicien boo xam ne boo ñëwee jël sa carte membre SODAV da lay jox ñoom seen règlement intérieur si biir règlement intérieur bi da lay xamal yow naka nga war a def pour jot sa xaalis boo demee salle am na acteurs yoo xam ne duñu dem remplir ay salles yu mag mais dafa am fiche jaune fiche bi moom nga war a remplir pour wane sa présence ñooñu bu ñuy verser xaalis bi nu wane ñu Goulouko mii tëgg na fi lii moom moo ko moom mais da ngay dem tëgg rek dem ñibbi de ce fait que bu versé xaalis duñu xam kan moo fa tëgg kan moo fa tëggul donc ñoom bu ñuy séddale duñu ñëw séddoo rek duñu ñëw séddale kii fa tëgg yaa war a ëppale mais ñoom bu la xamul duñu ñëw sa xaalis yow di nga moom nu jël tasaare waat ci biir artiste yi il faut que artiste tamit ñoom tamit nu nangu dem à l'information ñun Sénégal la doo dem wuti information rek mais dina toog di xaar mais ku ñëw na jox la sa kayit ngir yàlla boo nekkee artiste mënu lire am nga doom wala am nga jeebaat bu mën lire jox ko mu lire la staff bu mën lire mais nunu bañ bal mel suñu député yi nekk assemblée nationale nekk biir assemblée te xamoo article xamoo dara ñu boo paree nag waaw boo paree vidéo rek ñu takkal leen ay mais man dëgguma de waroon naa wax leneen ay jàng wala Amina si li ki nga xamante ni moo di Fadiga wax est-ce que tey du jot tamit SODAV bi nga xamante ni moom lañ dénk mbir moomu xëy na Sénégal comme ni mu ko waxee am na ñi nga xamante ni dañuy toog di xaar information donte di yoon waaye SODAV ci boppam moom mi yor mbir yi mu fexe ba kenn artiste bu nekk mu xamal ko mbir yi di créer di organiser lu mel ni ay séminaire di ci woo artistes yeeg yooyu di leen xamal wala ñenn ci staffu artistes yi est-ce que du jaar yoon. loolu sax nekk na loo xamante ni waa SODAV ñu ngi dox ci biir mbir ndax am na atelier boo xamante ni ñun waa Thiaroye Info demoon nañ couvrir que je pense bien je parle sous le contrôle de Mame Diarra ak ki nga xam ne moo di Bala Moussa ci noonu ñu amaloon benn atelier boo xamante ni dañuy jànkonte wala sax dañuy waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di acteurs culturels yi ngir daal di leen di rek gën a mën a xamal mbir ndax lu bëri comme ni ko Fadiga waxee manque de communication la ñoom acteurs yi xamuñu sax lan lañ war a def pour ñu fay leen seen droit yooyu
comme ni ñu koy waxee rek mus naa côtoyer koo xamante ni membre la si biir bureau bi mu ma naan par exemple da ngay jël benn musicien boo xamante ni dafay tëgg ñetti nit wuyu si ko mu bëgg ñu fay ko xëy na nag si fay bi ci loolu lay dépendre mais xëy na ñu bëri nag yooyu les genre information dañ koy daal di rek léere mbir mais baax na bu baax xëy na ñi nga xam ne ñoo di waa SODAV di leen côtoyer waaye tamit di amel ay atelier wala ay panel di leen expliquer boobu les mbir. monsieur Maye ak maam si yokk tuuti parce que daloon na fi Pape ak Cheikh bu ñu toogee revendiquer ni ñoom jotoon nañu 10 millions seen bu leen loolu bu leen si fayee ak ñun seen reer mais léegi SODAV bu la fayee doo mën sax ndekki parce que jamono boobu dinañ jox 10 millions dafa fekkoon ñoom ñu nekkoon au top mais seen son boobu nag ñu noon góor gi consort parce que musique bi dafa nit foo leen dem da nga ko doon dégg à un moment donné kenn déggatu leen léegi nag SODAV loolu dafa baax mu koy expliquer nit boo nekkul sur le marché bu la déggulee li la doon fay doo ko am tey jii day mel ne comme ay Pape Diouf ak ñoom Waly loolu la dégg nu jooy wàllum SODAV parce que ak ñoom studio parce que tey jii ñoom ñoo nekk si marché bi concurrence am na ñoom ñoo ñuy produire SODAV nag boo produireul wax dëgg yàlla du la fay. gën a feeñ daan la fay mais dina fay tuuti la lay fay. gën a fay gën a feeñ gën a fay ay talent génn bi am na nga beneen élément culture parce que kii li muy leeral nii mbaara bi mu ñëwee fii leeralul loolu noonu kon Mario yow dafa léegi sax xëy na pour gën a mën a fait pour gën a mën a documenté wu man incha allah la mercredi prochain dinaa jéem a dalal sama plateau koo xamante ni xëy na ci membre SODAV bi la bokk ñu xam ne dinañ ko mën a étaler sur table gën a waxtaan ak moom mais xëy na tamit bi léegi su fekkee antuwul dinaa jéem a dem def ak interview ak ñoom ci noonu rek ñu koy ndax keppeeg journée mondiale du théâtre nga xam ne nag dafay yemoo ko 27 mars théâtre nag nekk fii ci douane Sénégal loo xamante ni nag kenn dootu ko naatable ci noonu sax ñi nga xam ne ñoo di waa acteurs yi nga xam ne dañuy yëngal ci wàllu théâtre journée bi jotagul waaye commencé nañu cas seen doléance ndax jàpp nañ ni rek li nga xam ne moo di théâtre donte sax mi ngi am fii ci douane Sénégal mais dafa mel ni rek li nga xam ne moo di série yeeg téléfilm yi ñoo bëgg a jël lekk seen devant amaana rek ci boobu la journée mondiale incha allah dinañ daal di dem rek couvrir li nga xam ne moo di activités yi mais am na tey sax koo xamante ni dama ko waroon dalal moo xamante mu nekk acteur foofu ci série bi fi nekkoon dina ma neex mujjul ñëw sax ndax dafa am ay répétition yoo xamante ne dañ ko amal rek ngir mën a préparer bi les journées. ngir mën a préparer bi les journée théâtre. mondiale mondiale du théâtre ñu di ko wàcc waaye Amina li ma wax ki nga xamante ni moom moo di Abdoulaye Camara naa la ko wax mercredi bii di ñëw fexeel ba indil ma fi reportage si wàllum aada ak cosaan waaye it dalalal ma ñi nga xamante ni bëgg nañoo feeñ ok waaye it comme ni nga ko defee woo ab ndaw SODAV mu ñëw leeral tamit dinañ ko soxla. waaye li am ba des moom moo di Amina nag may indil ay éléments yi nga xamante ni c'est culturel yu si mel ni ay reportage ak yu ni mel maa ko soxla càmbaru bis bi. moom mel ni dama bëgg a delloowaat sur le terrain garaaw Fadiga mi ngi fi damay ànd ak moom yow yaay chef desk culture xam naa ci loolee la ñuy ndar képp li nga xamante ni moo di càmbaru bés bi waaye ngeen may ma rek ma jaajëfalaat ñi ñu doon topp ku ci mel ni Malick Sow depuis Richard Toll suma juumul maa ngi naan jaajëf merci beaucoup Thiaroye Info si xibaaru aada ak cosaan yooyee ndax ñii kat nga xamante ni ñoo di nguur gi di état ñoom daal dañoo war a rek transparent bi maanaam leeral lépp waaye it daal ndax aide yi nga xamante ni daal ñu ngi koy joxe rek dafa war a nekk daf leen impacté ñoom ñooñee ñëpp ba tey ñooñee ñëpp ñu leen di jaajëfal ñi ñu doon topp suñu page Facebook ba naa ci dikkaat ak ñoom damay tàmbale rek joxe li nga xamante ni moom moo di kàddu gu mujj gi ñu jaajëfal sama chroniqueur yeeg nga xamante ni ñoo di journaliste yi jaajëfal bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoo ñu doon topp ci suñu page Facebook Mouhamed Golo ko gis naa la sa liste waaye du ma la ko may bi boo nga xool noo koy lijjanti acca non léegi baal ma tudd ñi nga xamante ni ñoo gën a kii nii rek waaw di leen jaajëfal Amadou Gningue ak Amina Fadiga ak ki nga xamante ni moo di Kamou ak ki jóge ci plateau bi sànq Omar Gueye xam naa dafa naa ni Sow quoi di jaajëfal mbokk internet yi Thiaroye Info TV di big ki nga xamante ni moo di Joséphine Diop depuis Bambey ak Ibrahima Mané ak ki nga xamante ni mu ngi doon suivre sànq muy As Gueye comme da ngay tere ñu lim ñu bëri Alioune Niang moo ñu doon suivre démb fële ca Grand Mbao ñu ngi koy jaajëfal di ko big di leen jox dig daje ëllëg ak jàmm si beneen numéro càmbaru bés bi. acca Kamou. waaw plateau bi yaa ngi na tey c'est vraiment extraordinaire maa ngi tamit nuyu ki nga xamante ne moom laa jël place am di Omar Gueye képp ku toog si plateau bi aussi maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu waa partie technique parce que grâce à ñoom liggéey bi yaa ngi na quoi maa ngi nuyu aussi sama famille maa ngi big up képp kuy sama poulain nuyu aussi sama gars yi poulain man moom quoi poulain rek yow mbaa yaa ngi jéem a dox ci wàllum affaire coaching ak yooyu ndegam yaa ngi yor ay xale yaa ngi jéem ay waaw loolu mooy sama projet bu baax a baax yow sa secrétaire na nga
di jël dégg acca mu mel ni mi ngi koy lijjanti te bul fi jékki-jékki biir ne da ngay basket yi ngay jël ko def si basket acca Fadiga waaw amati mbégte contentement di teew si plateau bu mag bi comme ni mu koy xëy muy càmm bis bi mais aussi da nga may tuuti rek ma am ñu ma jaajëfal parce que bu ñu gisulee boobu la ma doon woo ma doon woo di ma laaj fa ñu ko ne tuutaan Ndeye Marème Dem depuis Fouta maa ngi koy jaajëfal bu baax Dieyna Ba Coulibaly Awa Sarr ñoom ñëpp maa leen di jaajëfal parce que ak même Alaaji Ndiaye daf ma envoyé message ñëwoon maa ngi suivre les actualités de Thiaroye Info donc ñoom ñëpp ma leen di remercier donc nit boo ko xamul mu lay topp donc dafay jaar nga koy jaajëfal mais si dama bëggoon nga may mu tuuti rek parce que le 8 mars fekkuma si dama bëggoon def benn hommage solennel à ma mère Fatou Sow di sëtu Waliwu ma Thierno Malick Sow gaaye di doomu Waliwu Mountakha Sow et aussi di doomu Alaaji Ablaye Sow donc mu nekk yaay yoo xam ni foo ko fekk kaamil ak xasaayu Serigne Touba lay yor ñu bëri moo leen jàngal des générations moo leen jàngal alxuraan parfois dama koy tooñ sax ma nekk yaay doo tëj kaamil lu waxtaan mun ma lii de xanaa ma dugg bàmmeel moom may teqale ko ak moom donc mu nekk yaay yoo xam ne dama tax si moom donc le 8 mars moom laa bëggoon sargal mais yàlla dogalu ko donc ma koy jërëjëf su fi sow dundal jaam ak pexeem yàlla ak madame Fadiga du ko mos a mere parce que man la dencal jaajëfal bi acca Amina Paye moo lay jaajëfal Amadou Gningue mu mel ni rek yaa ngi may wan ni suñu weer mi ngi jeex ndax ci man nga daan commencé mais gis naa ni tey ci Golo Go nga commencé amul pour jox la plus de temps mais léegi nangu naa ko c'était pour jox la plus de temps mais léegi nangu war naa temps bi acca demal bàyyi ma la si liste non en fait man je fais pas de liste quoi cant ak ngërëm ñeel na la Amadou Gningue waaye aussi di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo nekkoon ne ci plateau bi mu di càmbaru bis bi jaajëfal bu baax a baax sama association muy association presse culturelle bu Sénégal waaye aussi jaajëfal bu baax a baax suñu mbokk internet yi bu baax a baax ñoom ñi nga xam ne depuis boobu rek ñu ngi ñuy suivre jaajëfal leen ñi nga xam ne ñoo di partie technique bi macha allah ñi def lu am solo sama yaay booy ma koy nuyu di ko ziar sama grande sœur depuis France maam Koña moom tamit mi ngi ñuy suivre boobu ba tey maa ngi koy nuyu di ko ziar di leen jox dig daje rek ci beneen mercredi ak yeneen actualité culturelle. xam naa ni damay mujjee def rek lundi kenn ku nekk jox ma 3 si say liste mardi keneen ku nekk jox ma 3. non comme dañ lay suivre munoo leen ñàkk ma leen jaajëfal parce que ñoom lañ fi toogal il faut nga nangu loolu tamit moo tax ma ni kenn ku nekk du lundi au mercredi yi ma fiy nekk da nga may jox 3 si say liste su ko defee 9 di ngeen ko am. plus yéen ñi ngeen di santal seen bopp. su ko defee tàggatoo bi di gën di gaaw dañuy yokk moo tax. waaw bu dee yokk it noonu la ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom Mati mi ngi naan Thiaroye Info TV sama télé waaw sa télé la Mati waaye it seen télé la ñoom ñëpp képp ku ñu dee topp rek Thiaroye Info TV jàppal ni sa télé la di leen jaajëfal bu baax a baax moom Omar Gueye bi fi toogoon si pàcc bu njëkk bi waaye it di ko jaajëfal moom Abdoulaye Camara coach de la maison ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom monsieur Fadiga te naana madame Fadiga ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Thiaroye Info TV mi ngi lay sargal ci weeru mars bi Mouhamed Golo Go di ko jaajëfal bu baax a baax Amina Paye Fall di ko jaajëfal moom it bu baax a baax gannaaw rek ba nga xamee ni weeram mi ngi jeex te mi ngi koy tàmbalee kaas di leen jaajëfal bu baax a baax mbokki internet Thiaroye Info TV ñi nga xamante ku ci mel ni Mathieu Diop Malick Sow BMD Diarra di ko jaajëfal borom concept BMD conception plaidé Dagana ñu koy jaajëfal moom it bu baax a baax Omar Gueye ak képp que ñu doon topp Cheikh Tidiane Mbaye DRH kër gi ak monsieur Abdou Salam Mbaye di DG kër gi ñuy jaajëfal képp ka nga xamante ni personnel nga ci kër gi moo xam Aminata Thior Babou Abdoulaye Silla Maymouna Ndoye ak ki nga xamante ni jamono ji bi ngi mel ni kuy nelaw Rokaya Diagne di ko jaajëfal bu baax a baax ndaw kër gi nekk ndaw kër gi moom it di Amath Thiam di leen jaajëfal bu baax a baax ñoom ñu nekkoon ci wàllum xarale bi di ko jaajëfal ñoom ñu nekkoon di leen jaajëfal bu baax a baax ñoom ñu nekkoon ci wàllum xarala bi ku ci mel ni Siré Niane ñu gën ko xamaa ci Ramos mu Stade Thiaroye wala Ramos mu ban Mesere wala Giade Ramos bu Giade di ko jaajëfal bu baax a baax Amadou Mbodja sama tooma moom it jàpp na si assistance bi Abdoulaye Camara le caméraman de la République di ko jaajëfal di ko souhaiter it un prompt rétablissement mu am tuuti rek jafe-jafe ñun ñëpp ñu ngi koy ñaanal te di ko seet bu baax a baax Abdoulaye Camara taneel ak jàmm di leen jaajëfal di ko jaajëfal bu baax a baax di leen jaajëfal mbokki xarit internet di leen jox dig daje ëllëg man ma jël sama weekend bàyyi fii ki nga xamante ni moo di Amina Paye ak
ak équipe bu càmbar ay càmbareuram ni ki noonu ñu leen di jox dig daje ëllëg bu soobee nabi su waxtu si jotee juróomi waxtu ci ngoon jàpp juróom-benni waxtu waaye laataa loolu it ñu leen di jox dig daje ci plateau Thiaroye Matin ni ki suba Omar Gueye fas yéene fee ànd ak keneen nupp si équipe bu Thiaroye Matin di leen jox dig daje rek ni ki ëllëg dem soog na yàlla. Ko wi Thiaroye Matin